Mame Mactar Gueye ñoo ngi lay nuyu. waa kay ñu ngi leen di fay di leen dellu nuyoo di sóoraale ci nuyoo bi seen mboolem téléspectateur ak auditeur bu bët set. Mame Mactar, mbir mi nga xamante ne tey kenn ku ci nekk daal di nga ciy teg sa bët muy ndaw si nga xamante ne nee nañu dafa doon sàcc ca diwaanu Sacré-Cœur tey ñu daal di koy dóor yamuñu ci dóor yi sax waaye gis nañ ni dañu koo summi daal di wane lenn ci ay cëram ak ay awraam pare daal di koy vidéo dugal ko ci réseaux sociaux yi kenn ku ci nekk daal di ciy jot. tey ban njàngat la ci Mame Mactar Gueye Jamra di am. xam nga sànq rek ci suba maa ngi ci doon jàppante ak sa benn naataango jigéen la bu am kàddu gu mu wax bu ma bett ci moom dafa ni yéen day li ñu def ndaw si rek ngeen di wax. waaye li ndaw si def ba ñu def ko li ñu ko def xanaa loolu doo leen ko wax. ma ne ko soxna si nekk fi di def débat ci infraction bi nga xam ne moom la ñu tuumaal ndaw si dafa lëngoo ak loolu tubaab di wax enfoncer une porte déjà ouverte maanaam nga fekk buntu bu tijjeeku ba noppi nga ne yaa ngi koy daj. dëgg la. parce que kenn cautionné wul càcc personne ne cautionne le vol bi nga xam ne code pénal daf ko condamné loolu débat amu ci ndax ce même code pénal nag rëbb na képp koo xam ne ginnaaw bi nga xam ne dañu nekk dans un état de droit yaa ngi jóg ne da ngay fajal sa bopp code pénal rëbb na mboolem ku def loolu. code pénal rëbb na surtout ñiy def justice populaire. def justice populaire vendetta yi nga xam ne léeg-léeg dafay tourner au tragique fan yi rek yéen di dégg benn mbër bu siiw. waaw boo xam ne ay garde corps am nee nañ dañu dóor xale bu ñu tuumaaloon ne da doon bëgg sàcc otoom ba xale ba doxe fa ñàkk bakkanam. waaw justice populaire yooyu dafa war a dakk ndax dañu ne dans un état de droit. loolu ndaw si di ñu ko def nag. xeetu justice populaire boobu ca la bokk. parce que bëgg profiter ci état de faiblesse mentale am parce que naka jekk te dina la ko leeral sànq. ndaw si dafa amee feebaru xel. profiter tamit ci état de faiblesse en tant que jigéen daal di abuser ci moom. di kaw di ko làmbaatoog di wane ay cëram. di ko bàkkoo mel ni ku yore benn trophée benn coupe. loolu c'est lâche et c'est inhumain. dëgg la amuñu droit violer ndaw si amul droit de voler waaye ñoom itam amuñu droit de violer son intimité féminine. rawatina nag di ko humilier di ko toroxal comme ni ñu ko defee. jël vidéo bi jàllale ko ci réseaux sociaux yi alors que ñoom buñ jàppoon ndaw si livré ko à la police xëy na kenn du ko yëg. kon dañ ci boole caay-caay. loola waral nag Jamra jokkoo na ak ay partenaires am parce que am na ay xeetu combat yoo xam ne dañuy lëkkaloo ak ñi nga xam ne dañ ci xarañ. je veux parler de l'AJS, association des juristes sénégalaises. ñoo xam ne def nañ liggéey bu mucc ayib il y a 1 an que président Macky Sall daal di criminaliser le viol. jokkoo nañu ak kuréel féministe bi ñuy wax dafa doy. le collectif contre la violence faite aux femmes. alors ci kanam tuuti dinañu rendre publique une déclaration pour alerter état bi que bu mettrul un frein ci dëkk bi li ñu bëgg a def mode ku jóg fajal sa bopp ku jóg dóor ku jóg rey. ku jóg xotti war ma jigéen buñ ko arrêté wul Sénégal mara day taal yi dana mujjël na ni la loi de la jungle ko ëpp sa morom doole dóor. ci kaw loolu sax dañu gis ne fee boobu dafa nekk lu récurrent ci dernier temps yi parce que dañu gis la fois passée benn garde du corps boo xamante ne bu ëmma seen la. ñu daal di ne dafa ñëwoon doon sàcc benn Range Rover xale bu góor bi dóor nañ ko ba mu jéene cee ñàkk bakkanam tey aussi tamit ñu gis dóor yi nga xamante ne dóor nañ ko waaye tamit toroxal gi nga xamante ne toroxal nañ ko changement boobu noonu nga xamante ni dafa am dañaa jàpp ni suñu demee ci yoon du leen fajal wala léegi nit ñi ñoom ñoo bëgg lu ñu jóg filmer dugal ko ci réseaux sociaux yi wala jóg fajal seen bopp. waaw xam nga erreur la jàpp ni lii xew na du ma ci sonn ndax du mujj fenn loolu erreur la dana mujj fenn bu baax a baax a baax ndax gis ngeen kaaw Binta Camara fii ci Tambacounda. moo bi dañ ko mujj tëj à perpétuité. et pourtant ay mbokkam commencé woon nañu di defi jéego pour étouffer affaire. ñëpp a jàpp ci ba jugé nañ ko il y a 1 semaine condamné ko ngir dund ndax li mu def dafa garaaw nga doon bëgg violer jigéen
jigéen ju am jom xeex ba fi kattanam yem ba li nga bëgg amoo ko nga daal di fa doxe nag xoj ko ba mu sedd guy sa loxo dara gënu koo ñaaw. foofu dañu ne woon du mujj fen ana waaja mu nga ca kaso ba. kon nañu bàyyi loolu naan lii du mujj fen loolu dafay jur li tubaab di wax un sentiment d'impunité te saay-saay bu xamee ne impunité am na fi rek dafay ràkkaaju. tey nga xamante ni tey ñoom ñoo def doxalin wu ñaaw boobu. est-ce que identifié nañu leen ak ba ngeen jokkoowee ak famille ndaw si ñu ngi jot ay xibaar sax daal ne dafa commencé woon di tàggalikoo ak xelam loolee lu wér la. waaw benn question bi nga jëkk a posé. loolu yàlla dimbali nañu matal nañ ko. parce que bi vidéo bi commencé di tasaaroo ci réseaux sociaux yi. ñoom xam nañu li leen di xaar ñu daal di profiter dem di ko supprimer. waaye yàlla dimbali nañu comme que ñun Jamra am nañu xarañ ci wàllu informatique. jot nañ ko télécharger ci suñu disque dur ba pare ut ci ay copie clé USB. alors léegi nag yàlla dimbali na ma ba jox naa benn copie commissaire Bara Sankaré bu sûreté urbaine. comme ça moom dana fab beneen copie ci vidéo bu ñaaw boobule jébbal ko Florence Mendy bi nga xam ne moom mooy yore brigade des mœurs. di as ndaw su jàmbaar boo xam ne bëggul injustice rawatina toute forme de violence faite aux femmes. léegi ñoom ñëpp yëg nañ ko ku nekk yaa ngi ak élément de preuve waaw ñu ngi leen di déglu nag fekk suba. ba xam ñoom ban taxawaay lañ ci am ndax kilifa doo ko jiital ba noppi di ko fakkatal. loolu am na looloo waral suñu déclaration bi dañu ne woon dañuy def point de presse waaye dañu ne dañuy yem ci benn déclaration écrite. bu ko xam ne dans 1 heure de temps incha allah. Jamra association des juristes sénégalaises ak le collectif des femmes contre la violence faite aux femmes ak Amnesty International je viens de raccrocher avec mon frère et ami Seydi Gassama. ñoom ñooy nekk les co-signataires de cette déclaration d'alerte. pour que état bi jël ay matuwaay ndax xeetu brigade d'autodéfense yii di fajal seen bopp ak di faat ay bakken comme xale boobu ñu faat ne dañ ko doon tuumaal ne da doon bëgg a sàcc benn oto mbër. ndax yooyu mën a dakk lu ko may. di nga ci gis ay règlement de compte yu bon. parce que di nga gis koo xam ne da nga mere nit. leneen nga ut sa ay ñeent juróom ba fukki mér bi fay leen ngeen toj ko ci benn koñ yuuxu sàccee dóor ko ay barre de fer dem ko paaka ba mu dee ñu laaj la lan la nga ne da doon sàcc fekk règlement de compte la maara day taal yi am na benn pays africain yëf yi dem na ba egg foofu. dëgg la mu di justice populaire. justice populaire baaxul. fajal sa bopp baaxul dañu nekk dans un état de droit. su mel ni bu amee nañ ko yóbbu ci yoon def liggéeyam lépp a tegwaat ci yoon. deuxième question bi nga posé nag muy waajur yi. yàlla dogal na juste avant nga may woo. te maa ngi ko ciy gërëm bu baax doon tele xol bi fees na te dafa am jafe-jafe sax pour wax. jokkoo naa au téléphone ak waajur bu góor waajuram bu góor moom ndaw si. waaw jokkoo naa téléphone tamit ak magam bu jigéen. parce que xale bi nattu bi dal mooy caat ci famille bi. waaw magam bu jigéen cadre bu mag la ci benn cabinet d'avocat foofu ca France. ñoom nag mën naa seede ni parce que dama xam famille boobu bi ma bàyyi di feeñoo ci laa ko xam. famille boobu famille bu baax la bu am diine bu ñëpp respecté kenn mësu leen dégg ci benn coow. sëram ñëpp a ngi Europe. bu ma la tuddee léegi mu nga France avocat la. dëgg la. keneen mu nga Canada am na keneen mu nga États-Unis moom caat bi moo nekk Sénégal ndax dañ dafa waroon eggali njàngam. njàngam boobu nag yàlla may na ko ba décroché na son bac+5. moom nag bac+5 boobu nag moo ko may mu daal di fexe ba dugg ci centre africain d'études supérieures bi ñu gën a xam ci turu CESAC. ba mu jeexalee formation CESAC def na ñetti weer rek ci bi ñu dëgmalee weeru koor yi passé. mu dégg ne fonction publique dafa lancé un appel de concours pour renforcer les effectifs pour un recrutement mu daal di posé candidature am yi am jom ji mu amoon rek yàlla dimbali ko mu daal di admis ba cadre bu mag la fi may wax ak yow ni ci fonction publique. boo xam ne yaa ngi gagné des centaines de milliers de francs lan ngay doyee benn eau la xamoo benn t-shirt ñi di la tuumaal ne da nga ko doon bëgg a sàcc.
alors ci période boobu nag bi muy doogee liggéey fonction publique feebar bi ci la ko dikkale mosu kaa dikkal. kon li ñuy wax ni dafa amee feebarub xel wax joojee looy dëggal la. waaw loolu nag lu bees la xam nga dafa mel ni rek xam nga ku jaar fi ma la wax yëpp am bac+5 dem CESAC def concours d'admission à la fonction publique admis ñu embauché la nga nekk cadre. xam nga mu ngi liggéey. moo ngi liggéey. waaw waaye dañ ci teg ñetti weer rek feebar bi dikkal ko muy feebaru xel. dëgg la. feebaru xel boobu nag way jur yi jëloon ci ay matuwaay yóbbu ko ci benn service psychiatrique boo xam ne bëgguma joxe tur bi ndax ci média la ñuy waxee. dëgg la. ñu daal di ko faj ba mu calmer. ba baay bi dossier médical bi yëpp docteur ba ko doon faj jox na ko baay baa nga ko gànnaayo. mu daal di calmer nag delluwaat ci liggéeyam ba mu delloo ci liggéeyam comme que mënul di jógee Dakar saa wu wàccee di ñibbi Thiès dafa metti. mu daal di loué fii ci Jëppal 1 ci ginnaaw école Ousmane Socé Diop benn appartement. fa la nekkoon bu xëyee dem liggéey bu gontu jotee mu gontu weekend mu daal di tëj appartement am dem ci ay waajuram foofu ca Thiès. sans aucun problème loolu la dëkkee. waaye nag semaine bii passé rek. waaw feebar ba nga xam ne tane woon na daal di ko yëngalaat. mais malheureusement bi ko feebar bi di yëngal. daf ko fekk mu doon def course foofu ca Sacré-Cœur. ci ay magasin prêt-à-porter. foofu la feebar bi dikkaate mu daal di jël marchandise yi mu jël nee du fay. xam nga loolu rek jaaykat client bu la waxee loolu. wala cliente war nga xam ne y a quelque chose qui ne va pas. dëgg la. waaye ñu nekk fa di werenteeg moom ak weccante ay kàddoog moom ba jàppante sax nga loolu yëpp ay firnde la yu leen waroon may xel ni bu doon doxal nañu seen xel. kii si àndu la sagoom. waaye dara yemuñu ca loola comme que dafa am daraal bu jàkkaarloo boutique bi borom boutique bi génn ne sàcceey rek ña newoon ca daraal ba jaaykatu xar yeeg fàq ñun. ci lañ ko jàpp ci la ndaw si nag daw tëju ci biir boutique bi ñoom ñu wëri ca ginnaaw fekk ko fa pamtee ko génn ko tëral ko foofu ci arrière cour boutique bi parce que boutique bi dafa communiquer ak kër gi lañ ko loué. fa lañ ko daanele yeewu ko comme xar tàmbali nag def seen yu bon bañ ko yeewee ba noppi sax lan moo leen tere woon livrer ko à la police. c'est ce qui est normal. bu doon seen intention dafa sell waaye déedéet ñu bës seen caméra kàddu yi ñu doon weccee ñoom ñaar ñi doon def yu ñaaw yooyu ñëpp a ko dégg. ay ku mel ni yow ak ku rafet ni yow ak naka lay dem di def yeeg. daal di fukki dënd bi di lamb ay cërëm ndaw si fipp wàccaat boobu mi jékki-jékki kenn ci buddi ceen bi buddi takkaay bi ceen ki jaaro yi beneen morom bi naan delloo ko ay yëfam ñun soxlaaluñu ko dara kon loolu wane na ne ndaw si loolu ñu nangu ci moom moo ko moom. waaye ba bi vidéo bi jeex déggoo fenn ñoom ñu wax la lañ ko tuumaal ne moo ko sàcc lan la. parce que dañ ko naroon am gàcce. xam nga lañ ko tuumaal lan la mooy na nga xoolaat vidéo bi mooy genre t-shirt boobu mu sol. wala te dafa mel ni ma ko solee sax eggul. te léeg-léeg ñu xëcc ko ñoddi ko pour mu muur ay cëram. loolu la. Sénégal dañu fiy gis ay fee yu bari yoo xamante ni defkatu ñaawteef yi des fois aussi ñu nekk ay jigéen dugg ci biir butigu jàmbur moo xam jasneer la ñu fay jël moo xam bijou en la ñu. loolu am na. yu mel noonu tey mën na am moom moo leen poussé à ce que ñu daal di jàpp ndaw si yuuxoo ko sàccee mais tamit loolu du raison parce que li tax du raison dañu nekk ci pays boo xamante ni c'est un état de droit boo jàppee sa sàcc war nga dem yóbbu ko police wala nga woo police ñëw jël sil la ko mais tamit beneen fee boo xamante ni tamit tey dañu ko gis muy dafa mel ni réseaux sociaux yi manque de contrôle bi ci am moo tax vidéo bu ci dugg tey ñu jël ko centré ko partagé ko loolu tamit mu nekk responsabilité boo xamante ni lal na état du Sénégal parce que du n'importe quelle vidéo moo war a ñëw rek ñu jël ko partagé. waaw parce que xam nga ñun internautes yi dama koy commencé ci man dañu mel ni ay xar rek yu amul benn sàmm xar yoo xam ne ku ci ne yoon wala bu la neex jaar ci réseaux sociaux yi loolu moo tax
mu dangereux mooy indi dérive yi waaye tamit internautes yi kenn mënu leen tuumaal ne ñooy inventé yi di circuler te di indi ay scandale ndax ku ci ne vidéo boo téléchargé yaa ngi ko téléchargé à partir d'une plateforme. tey ci kaw loolu bu fekkonte ni sécurité bi nga xamante ni Facebook da koy laaj ñu ngi ko ciy def ñu daal di gis tey WhatsApp yi vidéo yi tey ni muy dawee bu fekkonte ni état du Sénégal jël na ci ay devant wam sécuriser loolu est-ce que dinañ àgg ci situation bu ni mel. waaw xam nga boo ko seetloo y a 2 ans état bi jëloon na ay matuwaayam mais dafa jur un grand courant de désapprobation parce que nee nañ état dafa bëgg a contrôler réseaux sociaux yi te loolu dafay nekk gàllankoor pour taaral démocratie waaye loolu moo doon intention état c'est-à-dire ku ñu site bu ñu jàpp nga def ay dérives yoo xam ne mën na mettre en danger la sécurité des personnes wala boog mu nekk source de trouble à l'ordre public alors état bi dafa prévoiroon ay daan waaye borom site yi seen bopp une grande partie de l'opinion ñoo jóg daal di yuuxu état bi daal di reculer waaye texte bi pare na ba noppi ba dañ ko doon jébbal assemblée nationale. loolu je pense que muy yéen médias yi muy ñun société civile ak yeneen i kuréel war nañ ci jóg ngir état bi xool en partenariat ak ñi nga xam ne ñoom la seqal mbir mi état bi jóg xool yan xeetu saafara lañ ci war a indi ndax xam nga buñ ko deful wax naa ko sànq rek li muy jur mooy dootul yem rek ci vendetta. dootul yem rek ci ku sàcc ñu dóor ko ba mu dee comme kañ. dootul yem rek ci jigéen bu ñu soupçonné ne da nga doon sàcc ñu xaw yi sa supéré filmé la balancé ko dans les réseaux sociaux dootul yem ci loolu. di nga gis ku créé tuuma teg ko ci sa deru noonu ut sa ay nervi ñu koj ko tamit ci benn koñ dóor ko barre de fer jam ko paaka ba pare yuuxu sàccee nga ne lan la ñu ne doon sàcc yooyu lay jur loolu am na Nigéria. mu nekk ay loolu am na ay dëkk yu mel ni Rwanda tane léegi ndax Kagame fayda bi mu wane. mu ngi diriger ce pays d'une poignée de fer. Samba Boy yi léegi amatuñ fa yéen feexatuñ fa niñ ko feexew. tey Mame alors ba léegi mu ngi Nigéria. kon nag Sénégal ñaanuñu ko yàlla bu ñu sàgganee lii te jëluñ ci ay mesures ndax nit ñi bàyyi fajal seen bopp ndax justice populaire yi ñu arrêté ko buñ ko bàyyiwul waxuma la xale boobu ñu tuumaal ne da doon sàcc oto mbër mi ñu dóor ko ba mu dee wala ndaw si ñu jàpp filmer ay cëram di ko génn ci réseaux sociaux yi waxuma la loolu sax waaye da nga gis ku créé histoire bu boppam. dem def règlement de compte ak koo xam ne jotewul ak moom dara foofu la jëm ñaan ñu ko yàlla nag waaye na état bi jóg moo tax nag ma fàttali la ni ci kanam tuuti Jamra AJS association des juristes sénégalaises Amnesty International ak dafa doy muy le collectif contre la violence faite aux femmes ak beneen kuréel bu ci bëgg a bokk parce que ubbi nañ suñu bunt dañuy def une déclaration commune jébbal ko opinion publique bi jébbal ko état bi c'est-à-dire lancer alerte ndax état bi jóg ndax lii buñ ko téewul buñ ko freinéwul fa muy jëm ëllëg du neex. tey balaa ma lay bàyyi rek parce que yàgg nga ci ligne bi ñu bëggoon a xam ndaw si actuellement nii ak état de santé am nee nañ xel mi neexul mais tamit ba mu demee ba toog ba dal ak ay waajuram naka la koy dundee jamono ji. man dama wax baayam te maa ngi koy gërëm ci temps bi ma ko jël téléphone ndax fi mu ne xolam dafa fees dama ko ne baayam dama bëggoon aspect juridique bi bul ko toppatoo ñun dinañu wut ay avocat gratuitement. mettre ko à la disposition de la fille ndax saay-saay yi ko def lii yoon am fi mu jaar ak ñoom dans le respect de la présomption d'innocence. D'accord. ma ne ko yooyu bu ko toppatoo. yow dama doon ñaan nga toppatoo santé xale bi bul ko bàyyi mu ñëw Dakar ndax xam nga trouble yooyu day dem ak dikk. léegi calmé na waaye bul ko bàyyi mu ñëw Dakar mu ne ma noonu la déggee bu baax ndaw si moo ngi Thiès actuellement ci ay parents wam actuellement mu ngi kër papaam dañ ko tëj ndax bëgguñu ko bàyyi ma ne ko nag parce que boo leen deful attention bu ay obsédé sexuel ak ay maniaque sexuel xam ne da ngeen koy bàyyi muy wër di taxawal maar day taal yi lu gën a garaaw li ñu ko def xam ne futti filmé ay cëram jàlle na ko ci Facebook alors mën na koo dal ñaan ñu ko yàlla kon na ngeen ko tëj en attendant ngeen jox ñu copie
dossier médical am. ñun ñu jéem a xool ci suñu relation ñoo xam ne dinañ ko mën a defal gratuitement un accompagnement psychiatrique et psychologique pour que mu dellu si sagom. alors kaddu yooyu laa mujjee weccoo ak baay bi. ànd nañu ci jubóo am na ci. voilà moo tax nag ngoon ñu ngi lancé la déclaration bi ma la tuddal léegi avec les différents signataires. D'accord. Voilà, à partir de demain nag incha allah dinañu am ay contacts avec des psychiatres et des psychologues. Pour que ñu mën a assister gratuitement ndaw si nga xam ne elle a été brutalisée, traumatisée et humiliée pour un petit problème de t-shirt. Voilà. ñu di la jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Mame Mactar Gueye bu ONG Jamra moom mi nga xamante ni saa bu situation bu mel nii taxawee ci réewum Sénégal mu daal di jóg daal di ciy wane ab xeex boo xamante ni moom la ñuy xeex ngir ñu daal di teguwaat sur les rails Mame Mactar Gueye ñu di la jaajëfal internet yu bët7.com ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci intervention bi. waa delluwaat rek di leen gërëm ak di leen encouragé yàlla dëgëral seen toogaay ak seen taxawaay ndax yéenay mottali suñuy liggéey ñun organisation non gouvernementale yi ak société civile yi parce que bu dul woon yéen suñu jéego du mat kon fu suñu baat war a egg yéen a ko fay eggali kon nag yàlla na yàlla barkeel liggéey bi ndax yéen a ngi taxaw seen réew yàlla na ñu yàlla dàqal seytaane yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul. amiin asalaamaaleykum wa rahmatullah. jaajëf.